6000 ganaar. su ma poulailler mag moom ak poulailler bu magu moon ñaan ñoo dend. bés moon ñaan ñu gisee di waxtaan noonu. moo koy expliqué suma problème parce que dama proposé commerçant Kaolack pour ma jaay leen sumay ganaar. maa ngi am presque 6000 ganaar. ku mag nga ni ma kon Mbose defal ma ci 50. xam nga 6000 ganaar boo jëlee 50 yëngaloo ko. keneen jël 50 keneen jël 50 keneen jël 50. daal ma dajeeg moon ñaan ma koy wax ma ne ko man daal vraiment daal dama jaaxle trop ma ne ko daal suma problème mooy. actuellement nii dama am ganaar yu bëree bëri te aw ma kenn ku ma ko jaay. moo ne ma mais grand da nga ubbi say magasin mu nettali ma benn expérience am. ndeysaan expérience bu mu amoon fii Kaolack mu ni ma ñoom dañoo amoon benn association des éleveurs de volailles. de la région ñu amoon seen association boobu léegi nag association boobu je crois que mooy USAID. may leen ay financement ñu ubbi ci ay magasin témoin bariwul woon sax mais daal ubbi woon nañu ay quelques magasins léegi ku sa ganaar mët ci éleveurs yi nga ñëw indi ko ñu jaayal la ko jox la sa xaalis. mu ni ma daf doon dox bu baax a baax mais ñàkk déggoo ak ay problème daal moo tax daal ba loolu. mun ma grand yow noonu nga war a def rek ubbi sa magasin bopp di ko jaay. très bien très bien yàlla ak moon ñaan. bokk na ci ñi développé Kër Adel. très bien très important keneen ci sunu partenaire di waa TDM xaaral ma ñëw Touba Darou Minam Quincaillerie Générale ñoom ñoo nekk nii donc gis ngeen lépp loo xamante ne nii ay caméra de surveillance la wala donc yi ni mel quincaillerie rek la mu la ko ëmb yëpp ñoom ñoo ci mën fii ci Kaolack ñuy nuyu bu baax a baax Cheikh Ñaan ak ñamu àndal bégee bu baax a baax moom itamit DJ Omay événementiel ak équipe bu Sën Saalum ak fast food Sën Saalum yëpp ndax ñoom ñoo ñu jàppale di ñu indil yu baax yi xam naa ne fast food ba ñoom itamit waratuñoo jënd beneen ginaar bu dul ginaaru Kër Adel DJ Omay Blin waxal ma Omay ne ko commande ginaar yëpp na koy defee Kër Adel ndax montre yu baax yi fa bokk heure waaw moon ñaan waaw mu teg ci restaurant bi waaw mais Cabrousse waaw mu leen bëggatu faa gis benn ganaar bu dul ginaaru Kër Adel nen bu dul nenu Kër Adel ndeysaan ay ca ginaar tamit bu ñu naan benn ndox bu dul Ozara ndox mi li muy faj moo bëri waaw rhumatisme diabète sida lépp lay faj te ndox mi gis nga boo ko jox sa ginaar yi dañuy gaaw màgg par heure la ñuy màgg par heure kon nañu ko seet Ozara ndox bu bees la eau de source la boo xamante ne nii mu ngi bàyyi ko Taïba Niassène ki ko moom tamit nekk doomu Kaolack ne du investir feneen Saalum lay investir comme yow li nga def nii rek développement local moom moo ko yitteel moom moo la yitteel moom Ozara di kenn moom itamit ci sunu partenaire ayca léegi li ñu def mooy wéyandi ba léegi mais ñu jox Ibrahima moom mi nga xamante ne nii tamit day jàpp ci liggéey bi joxal ma ko micro Thiam joxal ma ko micro ndax moom itamit bokk na ci ñi nga xamante ne nii ay ci jëlal ñoom ñooy gérer yenn ci boutique gu Kër Adel yi alors gestion bi ci boutique gu Kër Adel nan lay demee est-ce que compliqué wul demande bi ak affaire yi ni mel. compliqué wul sax mais balaa maa yegg foofu faa ma wax ci sama papa bi. teel micro bi bu baax yëkkati ko nga teg ko voilà. parce que dafa def loo xam ne ñu bëri waroon nañ mën a def loolu fii ci Kaolack gi te defuñ ko. mais moom mu dem ba am xalaat ñëw pour def loolu fii ci Kaolack boole ko jàppale jeune Kaolack yi. man mi am chance bokk di liggéey ak moom et puis mu jox ma confiance bu mot sëkk du ma contrôler ci dara. munoon na wax ne sama patron la. ndeysaan di ma imposer yenn yi di ma conditionné mais xoolal dafa def comme ñun ñëpp ñoo bokk moom Kër Adel. tel micro bi waaw te loolu yombul. waaw soo gisee nag tey seen jotaay bi ngeen def ko xamu leen sax li ngeen def parce que dinaa fi wax parce que képp kuy liggéey Kër Adel instant yi bëggoon na toog gërëm ko ci acte bu mu def parce que yombul mais. dinaa ko xamal ne ñëpp xam naa lu nekk si sama xol moo nekk seen xol quand même. waaw parce que jógee France mënoon na ñëw ne sama liggéey naa ba retraité. damay toog noos comme ni ñeneen ñi def mais deful loolu ubbi ay ferme yoo xam ne ñaata nit ñoo fi nekk bëri nañ. man ak sama ñeneen morom nekk ci magasin yi. yow avant Kër Adel ci lan nga doon yëngu. waaw man bu njëkk ba may njëkk a yëngu maa ngi ci affaire yi ay maçonnerie. des fois menuiserie. jóge foofu nekk di taxi vélo. Jakarta waaw. comme jeunes yu bëri. di jeune après yàlla ci la booleeg moom dafa def loolu sax moo tax ñu xamante. ci Jakarta ngeen xamante. waaw
te et puis mu nekk koo xam ne mënuma la wax mbaaxam. parce que nga xam nit ci Jakarta dem ba nga am ci moom confiance di ko dénk yu mel nii. yombul. mais du ma def daal lu dul gërëm ko di ko sant di ko ñaanal yàlla lépp lu mu xalaat ci kër Adel yàlla defal ko te incha allah dina am. très bien gestion ba ca boutique ya. yéen ak seeni clients. say rapport kër Adel ak ay clients am ndax loolu xam naa yow yaa ci gën a mun a tontu. yàlla dafa def nag client kër Adel yëpp mun naa ne dañoo baax quoi parce que dañoo comprendre kër Adel. waaw parce que kër Adel du manqué ganaar kër Adel du la jaay ganaar gu bon kër Adel lépp loo fa mën a jënd boo demee di nga xam ne lii lu baax la condition yu baax lañ ko defar. il n'arrive pas des fois ña ngeen ni ñëw bëgg 50 ginaar ñoom aji jaara bu ñu xew xam nga ñoom géwél danoo bëgg ginaar. du ñàkk parfois ñu ñëw laaj leen ngeen xaw a manqué ay ñaar ñetti ginaar yooyu. non même buñ manqué si magasin bi lay doon mais couteau coute dinañ def couteau coute pour régler la lépp li nga bëgg. très bien dem dépôt ba dem ca kii ba ferme ba indi léegi. waaw très bien. Laye ayca jox ko mu yeggali voilà Ndeye Khady après nga poser question. problème mu ganaar dafa xaw a compliqué li tax mu xaw a compliqué mooy day am moment yoo xam ne ñëpp a koy songandoo suñu benn paa mos na ma wax benn bés mu ni ma kuy jaay ganaar kuy jaay nen ak kuy jaay aliment bés dinañ ñëw laaj la nga ni amul. ma ne ko déedéet man loolu lu ma daal parce que maa ngi doon def mooy réer mais bésu korité bés bu ñu suba la korité bu ña ngeen di songee ganaar yi dëgg. waaw. dafay naqari trop pour que ngay mun a am pour ñëpp. mais ñun dañ am tam beneen avantage ñun ñooy représenté Sedima à Kaolack. très bien ñun ñooy partenaire u Sedima te Sedima yaakaar naa ne xam ngeen ko kër gu mag a mag la. kër gu mag a mag la du kër gu ndaw. donc léegi nag soo paree da ngay jàll commercial yaa ngi publicité de doo bàyyi Sedima. non yaa ngi publicité. ayca demal grave entre guillemets ayca ñu on y va. donc ñoom lañ bokkal te ñooñu maanaam dañuy jàppale ci lu bari par exemple suñu demee ba suñu ganaar bugg a jeex dañuy envoyé ganaar mais quantité bu ñu soxla. dañu ko envoyé ci ganaar. très bien ak ci leneen ak aliment ak nen ak leneen donc moo tax loolu tam ci li ñu jàppale ci la bokk mais. par exemple boo demee ci benn magasin nga soxla 50 ganaar kooku amu ko dañuy wax beneen magasin mu yónnee ko fa ci saa si. vite fait très bien aussi dañuy oote ferme ba. ne abattre leen. dañuy oote ne abattre leen. très bien très bien Ndeye Khady. d'accord bras droit bi laay bëgg a. Ibrahima Thiam waaw waa Thiam waaw. dama bëgg a xam balaa si Jakarta ngeen xamante. d'accord léegi nag bi ngay ñëw lan moo tax ba mu wóolu la da nga am nga yeneen employé yi nga fa fekk. avant yow lan moo tax bu dee am na ñoo fa fekk lan moo tax mu jël la yow taf la ci boppam lan nga liggéey lan nga ko won ba tax mu jël la taf la ci boppam ba fii mu toog taf la ci boppam ne yaay bras droit. góorgóorlu rek xam nga lépp nit boo doful. et puis ngay nit xam ne man mii dama am lu ma bëgg buñ la dénkee benn affaire imposé wuñ la ci dara boo doful di nga góorgóorlu bu baax jàpp pour mu gën a dëgër. te moom noonu la def. daf may liggéeyloo te lu ma bëgg mu dox ko mu ngi nii. noonu na wax ne sama salaire la yem wala leneen. mais lu ma bëgg fu mu nekk nii su ma ko waxee mu jox ma ko. kon loolu lan laay def leneen lu dul jàpp ci liggéey bi. lu ma def nag damaa ngi koy gën a xeeb man chaque jour. fekk nga ko yeneen employé. waaw yàlla dafa def nag ba kër Adel di ubbi ci magasin yi bokk naa ci ñu njëkk a. très bien yow bun donc xam nga kóllëre moo dox seen digganteeg ñoom da nga yàgg ak moom. mu am confiance ci yow. kon xañ na loolu yow yaa ko liggéey. waaw parce que lu njëkkee loolu bañ xamante ci welo boobu mu ngi doog a ubbi poulailler yi. mu amoon employé bu manqué woon. léegi xalaatul kenn ku dul man. mu woo ma ne ma damaa am benn problème mu. yëkkati micro bi tuuti rek. te sama xel ci yow la nekk. mais boobu xam naa yàlla dogalagul pour ma liggéey ak moom. man it sama xel dem ci sama benn rak. mooy Cheikh mooy chauffeur am actuellement nii. ndeysaan ma boole koog moom. ma xamal sama rakk bi ka li ma lay dugal nii paa bi kat jàppal def comme ni sa baay. parce que xam naa ne lim lay liggéeyloo nii sa avenir mun na ci baax. par moom it mu dem ba léegi mu ngi liggéey ak moom. ba nu yàlla defee man it ma dem ba liggéey ak moom nii waaw. très bien merci beaucoup Babacar tey yaru nga de. non une question. lan la. un jour dama xeex ak benn borom ginaar. waaw. kooku day jaay nen. damaa gis nit boo ko la laajee sa dàll yi ñaata du mer.
waaw yaa ngi dégg mais boo boo ko laajee sa nit ñi ñaata day mer si la mere daal dóor ma dóor yu métti may laaj loolu lu ko waral. xanaa dafa la bëgg woon ne la moom nenul nen yi. du ay nenam. wax dëgg yàlla daf ko jënd rek quoi nen yi jënd wax dëgg yàlla. Adel sànq dafa am lu Babacar wax rek daal ni bu fa rombee seen genre ginaar yi nu muy mel ak yooyu. yu demee noonu daal ma koy firndeel ndax faale mi taxaw nii téye caméra bi. ñoo àndoon sama émission Kuddu Cumaar gi passé rek semaine bii ñu génn. koo xam ni ba mu sottee ginaaram gi barki Serigne Fallou Mbacke ñëpp a taxaw ni ko foo jëndee ginaar gi man damaa pare rek ni ko fan nga jëndee ginaar gi ay 9 tonnes lay doon ay 9 tonnes ñu ngi ci def ci mbuus defar ko ba mu rafet emballé ko def ci benn këyit ñu def ci kër Adel mu rafet ba pare ma laaj ko mu wax ma prix boo xam ni ginaar gi mel na noo xam ne te ñaari ginaar la jëndoon waaye mbooloo ñoo fa nekkoon ñu ci bari dañoo nekk ci ginaar gi ba ginaar gi des te façon ni ñu ko defee nu ñu ko organisé moo rafet ba def ko ci mbuus ba dugal ci seen këyit yooyu vraiment da ngaa bëgg ay ginaar rek am na benn année boo xam ne ay ginaar nga bëgg rek laay am na benn côté boo xam ne may ko mu yeggali may ko mu yeggali bu loolu weesoo damaa bëgg it ñu laajal ma ko kër Adel naka mu li tax mu ni kër Adel maanaam moom am na yaay te xam naa ni du yaayam lañ ko tuddee xam naa ni ragal naa ni xëy na très bien kër Adel fu tur bi jógee la xawma jigéen très bien lan la ko moo waral Adel bi ba Adel bi macha allah dafa siiw lu waral Adel bi d'accord Adel bi sama sët la suma doom bu góor bi nekk France moom moo jur Adel am na te mi ngi war am fi mu nekk nii ñetti at wala ñeenti at. ndeysaan na ma sama maam bëggee woon rek ala Cheikh Kébé. Adel loolu moo tax mu tuddee ko ndeysaan dama doon seet ban tur laay war a tuddee entreprise bi. seet ne xalaat nañu au bon pour lu nekk xalaat nañ ko. mais suma xel dem ci suma sët boobu rek mu tuddee ko ndax suma doom bu góor boobu itam dama ko bëgg benn bëggeel ko xaw a jéggi dayoo. ndeysaan ndax maa ko yar maa ko defal lépp daal. donc moo tax daal sama xel dem ci loolu mais dama bëggoon dellu si ci li nga wax léegi aji jaara ci ganaar yu baax yooyu ñu am. ganaar yu baax yooyu ñu am li koy waral mooy ci élevage bi la. ganaar yi dañu nekk benn ci fu am aération bu baax a baax a baax. ñaareel bi ay poussins de qualité la ñuy am. poussins de qualité la ñuy am yoo xam ne dañu leen defal vaccin yu bare. ay léegi ensuite ñun bu ñu ñëwee suñu ferme yi dañ leen di alimenter mais alimenter bu baax a baax maanaam par exemple am nañ benn ferme boo xam ne nañ fay dugal ba 300 sacs aliments. benn sac aliment mi ngi jar 15300. nañ fi dugal à peu près 300 sacs aliments pour alimenter ganaar yi pour ñu am poids bu baax aussi dañ leen di jox tamit ay garab yu bëree bëri pour wàññi mortalité bi garab yu bëree bëri yoo xam ne nay bande 6000 ganaar bi dinañ fa def ba daanaka 500000 francs danañ ko dépensé ci ay médicaments vétérinaires pour que ganaar yi bañ am benn problème donc yarin bu baax bi toppatoo bu baax bi nga xam ne suma gars yi nekk poulailler ma ciy cité ku mel ni xooxaan ndong suma doom ju baax joojule ak yeneen gars yi nekk ci poulailler yëpp poulailler bu nekk dafa am ku koy jiite am emploi yu fa nekk mais ñoom ñu ngi toppatoo seen i ganaar bu baax defar seen liggéey bu baax a baax ñooñu ñëpp nag ñoo tax ñu mun am produit de qualité yooyu mais suñ liggéey pour Kër Adel mooy dañ bëgg surtout daal di am ay ganaar de qualité ak prix bu intéressant quand même parce que actuellement nii ganaar mi ngi commencé di manquer mais ñun suñ prix duñu ko yokk dañ koy bàyyi toujours rek ci kilo bi à 1800. très important. alors pour Babacar waaw wala Aïcha man su ma jógee fii ataaya ji damay bàyyi ataaya dem jaay ginaar dama bëgg di yar ginaar waaw léegi ma bëgg ko laaj tey jii bu ma ñëwoon ban yoon nga may teg bu ma mën a jaay lii laa bëgg a bàyyi lii ataaya ji waaw xam nga moom liggéeyam mooy toog di ma ataayal may naan moom loolu kese mooy liggéey damay jaay ginaar pourtant dama lay fay weer de mais man maa bàyyi mais salaire laa lay jox sa ginaar laa jëm laay yow yaa bëgg a bàyyi ataaya bi man maa bàyyi war nga ginaar sa ginaar laa jëm père tontu ko ci laajam ginaar nee na bu ñëwoon pour yar ginaar ban yoon nga koy teg wala lan nga koy conseil yoon bi ñu leen njëkk a teg mooy d'abord bul dugal lu bari trop da ngay ñëw ñu jaay la lu toll ci 50 wala 100 poussins 100 poussins yi 8 sacs moo koy alimenté nga yaragum loolu ñu expliquer la nan nga koy yaree sa poulailler bi nga koy def nan nga koy orienté benn ñaareel bi aération bi fa war a am ñetteel bi tam garab yi nga ko war a jox garab yi nga war a jox say ganaar pour nga am ay ganaar de qualité ak ni nga ko war a alimenter waxtu yi nga koy alimenter donc loolu lañ leen njëkk expliquer ensuite nag moo am problème commercialisation parce que yar ganaar baax na waaye jaay ko nag quand même moo ëpp solo daanaka but bi nga xam ne moom lañ ciy poursuivre mooy jaay ganaar yi parce que yar ko rek amul benn bon yar ko baax na sax mais nag mun ko jaay tam am na solo day am Kaolack fii ay temps yoo xam ne jaay mi dafay xaw a jafe day am temps yoo xam ne maanaam marché bi day xaw a dëgër
su boobaa ñun koo xam ne ñun ñoo lay jaay poussin jaay la aliment luñ ko mun dañ lay jàppale ci jënd say ganaar jënd ko fay la sa xaalis comme ça nga mun a investir maanaam donc ñun dañuy nekk ci départ bi ak ci fin bi tamit ci ganaar yi mais loolu nag à condition bien sûr que nga ñëw que ñun ñu jaay la poussin jaay la aliment su boobaa daal vraiment parce que aussi ñun suñ partenaire bi may bañ wax turam daf ñu jox devoir assistance maanaam dañu war a assister te suma partenaire boobu tam danaa fexe ba mu ñëw ci yéen incha allah dinaa fexe ba mu ñëw fii dinaa fexe ba mu ñëw fii incha allah dinañ fi ñëw parce que sumay partenaire lañ mais sumay xarit lañ tam fan yi li passé directeur commercial lu kër googu nga xam ne nit ku am solo la dafa taal otoom jógee dëkk fu mu dëkk Thiès ñëw ba Kaolack ñëw seet si ma ku ma ko wax nga ni ma kooku ni mu ñàkkee jot mun naa def loolu moom mu tontu ma mu ni ma yow rek yaa ma jaral loolu may jógee fu soree noonu le ñëw fii parce que da ngaa liggéeyal suñ kër gi liggéey bu rëy donc liggéey ganaar daal liggéey la boo xam ne lépp ci xaw a compliqué yar bi compliqué na benn njaayam ganaar bi sax day ay période yoo xam ne dafay compliqué mais yaa ngi ciy gis sa bopp ñu ngi ciy gis suñu bopp yaa ngi ciy gis sa bopp chiffre d'affaires bi ndax mun nañu ko xam instant bi actuellement chiffre d'affaires bi mun nañu wax ne daal par exemple actuellement nii romb nañu 200 millions. chiffre d'affaires. lan yoon par jour par mois. par année. par année. 200 millions par année. romb nañu 200 millions. 200 millions. voilà laay. ataaya ji pour xeex ak. wallaay man nga ko kañ nga may ko 200 millions par année. këppal ataaya ji. kañ nga may libéré yow madame Ndiaye. Babacar këppal ataaya ji. bu weeru koor bi jeexee. doo mun naa la libéré mais léegi këppal non ataaya ji bu weeru koor bi jeexee dinaa la libéré mais instant bi mënuma laa libéré. mais ma joxe ci benn précision bu ndaw. ma joxe ci benn précision bu ndaw. waaw su ñuy wax 200 millions mooy chiffre d'affaires c'est-à-dire li nga xam ne moo jaar suñu loxo génn. effectivement rentrée sortie ak bénéfice. tekkul bénéfice loolu par exemple ñun actuellement ni Sedima daf ñuy maa ngi koy jégalu daf ñuy jox aliment boo xam ne lu bari dañ ciy jaay quantité yu bari. donc chiffre d'affaires daal mooy li mu tekki rek mooy li nga xam ne daal mooy xaalis bi jaar suñu loxo. mais liñ ciy am li nga xam ne mooy suñu bénéfice. sori na loolu trop parce que ganaar maanaam dafa bari problème. ganaar bari na investissement bari na looy war a investir. mais ça montre que entreprise la parce que entreprise buy dox moo mun a am chiffre d'affaires 200 millions au Sénégal c'est pas donc loolu rek mooy li am importance ça montre que entreprise la. ëpp na sax 200 millions dama bàyyi ñu àgg ci yenn détails yi. mais ëpp na ko par exemple ñun ci année 2016 bi rek. li dox suñ diggante ak suñ kër googule. daanaka mun nañu wax ni presque 300 millions la. très bien. donc moo tax ma wàcce ko ci 200 millions pour yombalal wax ji. mais ëpp na li ñu liggéey ñoom rek li ñu liggéey ñoom rek daanaka mun nañu wax ne nekk na ci ay 300 millions. te loolu tamit la ñuy déclaré li tax ma ñemee wax loolu tamit. parce que loolu la ñuy déclaré gouvernement bi. très bien da nga am laaj. waaw dama am laaj. parce que tamit dama ko bëgg a laaj ndax dafa dugal loxoom ci taux de chômage yu Saloum bi bu baax a baax. ça c'est évident ba pare ñu bëggoon xam ñaata employé nga yor fi nga toll. exactement ñaata place nga am. très bien ak say clients fan la ñuy jóge. oui sunu ay clients d'abord ma njëkk répondre d'abord ci première question bi. nombre d'employés bi. actuellement ferme yi poulailler yi am nañu pratiquement 12 employés. 12 employés parce que 5 fermes la. am na ci ñaar yoo xam ne dañu am benn bu nekk ñetti employés muy 6. am na ci yeneen ñaar ñoo xam ne am na ci yeneen ñett yoo xam ne ñoom bu nekk am nañ ñaari employés déjà. très bien donc 6. muy pratiquement 13 daal am nañ à peu près 13 employés ak ki leen di toggal. kenn toggal boo ko ci boolee daanaka daal muy presque 15 employés daal am nañ ko au niveau des fermes. am nañ 15 employés ci magasin yi. am nañ 10 employés. ci magasin yi bokkul ak suma chauffeur ak yeneen yu ndawaan yi à peu près daal ñu ngi ci entre 23 à 25 employés. très bien gis nga mu wane ni Kaolack ñi nga xamante ne nii yàlla may na leen as tuut ñu ñëw investir fi mun nañ réduire taux de chômage bi Habib Thiam barki démb bi mu fi toogee toll na ci ay 30 ba 35 employés 35 jeunes yoo xamante ne nii ay Saloum ñu di liggéey ci moom kii tamit mu ngi ci 25. bu ñeneen ak ñeneen defoon ni ñoom je pense que dëkk bi day jëm kanam te rond point bi nag mooy émission bi nga xamante ne nii mooy
mooy feeñal yi ni mel c'est très normal ñu invité ñi nga xamante ne nii nit ñi xamuñ leen te ñuy contribuer pour à chaque fois pour le développement de Kaolack alors il nous reste 3 minutes ma répondre ci beneen question beneen question bu important très bien mu suñu gaaw clients yi suñu clients yi vraiment ñëpp la dañuy jaay ñiy jaayaat benn commerçant yi jaay ganaar dañ leen di jaay ñaareel bi itam ñëpp maanaam képp kuy client dañ koy jaay am aussi ay place yu mag yoo xam ne dañ leen di jaay bëgguma fi tudd seen tur pour publicité mais place yu mag a mag yoo xam ne dañ leen di jaay restaurant bi nekk fii nii dañ ñoo koy jaay ganaar restaurant Zal Mbacke Diop mi bëgguma tur bi sunu papa la kooku sunu papa la grawul restaurant macha allah dañ koy jaay ganaar ak restaurant Saveur Rosam dañ koy jaay ganaar fast food Sën Saalum Omaay dee leen ko yóbbul chaque jour incha allah rabbi incha allah rabbi DJ Omaay ñëw na sunu DJ Omaay voilà jaay ginaar Omaay xam nga lu baax DJ Omaay ñëw na sunu magasin ok ñëw na Omaay xam nga lu baax d'accord très bien ayca temps bi moo nu xoj jeex na tàkk li ma lay mujj laaj mooy tey boo amoon benn conseil booy jox ñi nga xamante ne nii ñu ngi à l'extérieur te jamono ji xam nañ ne extérieur métti na trop ñëpp a koy waxtaanee yor as tuut tëdd fa rek bañ a ñibbisi lan nga leen di wax. Sénégal neex na liggéey trop parce que lépp dañ ko fi war a def France def nañ lépp ba pare. France seen niveau de développement agsi na foo xam ne daanaka boo fa doon dem tey jiitu bi entreprise da ngay seet ci ban domaine nga koy war a ubbi parce que domaine boo dem saturé na daanaka. fii nag domaine yëpp daanaka benn saturé wu ci. même élevage xar rek sax saturé wul benn domaine saturé wul fii donc domaine yi nga mun a liggéey bari na trop macha allah. vraiment liggéey am na fii. très bien te domaine boo ci liggéey di nga ci am croissance bu doy. très bien ñu ngi lay remercier bu baax a baax. ñu ngi lay gërëm di la sant Babacar doo wax dara Aji Diarra. yow la am question bu may posé yow. man ngay posé question xaaral ñu mujjee ko ayca sa mot de la fin. waaw sa mot de la fin tey ci émission bi. tey ci émission bi waaw ci émission tey bi waaw. xanaa may wax ni rek di gërëmaat ñëpp. di gërëm laay suñu sponsor yi. di gërëm vraiment sponsor yi bu baax a baax Kër Bamba ak MTD. TDM voilà sonn ci mot français yi. d'accord di leen gërëm ñoom ñëpp. di leen wax ni nii la démb Habib ñëw na indi au Zara moom it sponsorisé émission bi. tarkaar la tey it sama jàmbaar ji mboose may ñu ginaar yu bari mais nag man nee naa ko yemuma foofu. man dama bëgg nga ñëw sponsorisé. jàpp ci télé bi très bien jàpp ci télé bi parce que télé bi télé Saloum la. mu ne ma d'accord bu ñu paree ñu waxtaan ci amul benn problème. d'accord non Aji Diarra dinaa ko sponsorisé. kon jeex na. d'accord kon ñuy gërëm ñëpp rek di sant ñëpp di waaj ñu ci des di leen xamal nag ni. dès maintenant man damay jaay ginaar képp koo xam ne bëgg na ginaar rek na nga ñëw ci man ma jaay la ginaar. dañuy jaay ginaar. waaw di jaajëfal rek suñu invité bi ndax li mu def ni yombul bàyyi na liggéeyam ñëw toog vraiment wuy suñu moom wane na ne dafa bëgg Saloum ci xolam bëgg lépp lu takk ci Saloum rek bëgg na ko ñuy wax ñeneen ñi si des tamit nañu ñëw ndax émission bi dafa lu mu ci jublu rek mooy. valoriser Saloum jëmale Saloum kanam. xeex ci développement Saloum ak yokku koomu région bi. loolu lañ ci jublu ak képp koy kii rek képp koo xam ne yaa ngi ci sa ruq am loo yor rond-point bi moo la mën a fësal ñu leen di jaajëfal bu baax. très bien kontaan nañu bu baax a baax. jërëjëf kontaan nañu am nañu mbégte recevoir la bu baax a baax tey fii ci plateau bi ni mel Babacar dafa am loo bëgg a laaj vite fait. benn question waaw mu gaaw pour yow la yaa ko moom ne du kii de. man ngay poser question yow laa bëgg ma tàggatoo ba pare wala nga jox ma ko nii. jëla tàggatoo. non ñëwal. yow laa bëgg yow nga bàyyi ma man ma jaay ginaar yow. waaw moom laa la wax bu weeru koor bi jeexee ma bàyyi la nga jaay ginaar. suba doo ma gis fii damay jaay ginaar man. wala léegi boo xëyee jaay ginaar buñ dogoo ba pare it di nga ñëw teg ataay. man danaa dégg si ay ginaar ay millions di ñëw fii di kaay bu ko def comme lu ma bëgg nga libéré ma man maa bàyyi lii. très bien gërëm leen sant leen jaajëfal leen bu baax a baax yéen xaritu wala mbokki téléspectateurs ou télévision du Saloum la première chaîne de télévision régionale donc au Sénégal amoon mbégte doon dalal tey Mbossé Fall donc di mun naa ko tuddee président directeur général bu Kër Adel ndax société la mu ngi fii ci Kaolack donc di ngeen di romb parfois boutique Kër Adel yi donc ci yenn coin yi ci Kaolack moom la ñu invité woon nii tey li waral rond point bi mooy gën leen a xamalek ñi nga xamante ne nii ñu ngi ci dëkk bi di contribuer pour le développement de Kaolack moo xam muy entrepreneur muy politicien
ak lu mu mënti doon daanu fexe balaa weeru koor bi jeex ñu invité leen teg leen fii ñu waxtaan ak waa Kaolack maa ngi remercier bu baax a baax comme ni ko aji waxee tout à l'heure sunu ay partenaires ñi ci jàpp ba lépp di rafet Kër Bamba sunu boutique merci du fond du cœur TDM ñu ngi leen di remercier bu baax a baax Touba Darou Minam Quincaillerie Générale bu bees remercier waa Ozara ñoom itamit bu baax a baax DJ Omay événementiel ak équipe bu Sen Saloum yëpp merci du fond du cœur ayca remercier naa ñëpp bu baax a baax équipe technique bu télévision du Saloum ndax ñëppay tàggoo na waaw ñëpp ci jàpp ba mu rafet donc ñu ngi remercier équipe technique bu télévision du Saloum yëpp remercier waat bu baax a baax ki ma habillé tey donc di Abdou Gueye Ose Couture nekk cœur de ville bu Kaolack yéen a ngi gis numéro de téléphone am ci baaw écran bi ñëw leen yéen gone yaam jom xale yi seen nday gërëm mu defal leen ci yu fashion yi ayca rendez-vous est pris demain même heure sur la télévision du Saloum à demain.